yi asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di jàmm ci seen site d'information www.mbirmi.com tey nag émission géew bi di dalal ñaari soxna kenn kii moo nekk nii si sama ndijoor di Ndeye Fatim Fall bokk ci Benno Bokk Yaakaar Ndeye Fatim maa ngi lay nuyu. waaw monsieur Alassane Mbaye ñu ngi lay nuyu. di la dalal bu baax a baax di la gërëm di la sant ci ñëw bi nga ñëw ci suñu site d'information. keneen ki nag mi ngi nekk sama càmmoñ muy Soxna Ndiaye coordonnatrice départementale ci parti bu président Pape Diop Bokk Gis-Gis soxna si maa ngi lay dalal. Alassane maa ngi lay fay. dañuy tàmbali nag suñu géew bi ak benn laaj boo xam ne yéen laa koy booleel li nga xam ne tey mooy taxawaayu jigéen ci wàllu politique taxawaayu jigéen ndaxte tamit Sénégal moom amee indépendance yàgg na wante ba léegi dafa mel ne jigéen ñi ba fi président Abdoulaye Wade defee parité am na loo xam ne am na si ay jéego yoo xam ne nemmeeku nañ ko am na sax ñoo xam ne ñoo ngi ca assemblée nationale am na ñoo xam ne ñoo ngi ca poste ministre ca directrice générale ak yu demee noonu ba ci premier ministre donc fàttaliku madame Madior Boye ak tamit madame Aminata Touré wante kañ la ñuy am présidente maanaam ku toog ca palais de la République nekk jigéen Soxna Ndiaye. waaw ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonant bi di sant suñu ñaari wàll di rafetlu délégation bi loolu nag ñun suñu président daf ci liggéey lu bari parce que dafa jox jigéen ñi seen cër ba li koy dëggal mooy département bu toll ni Thiès am 15 communes ñu jël jigéen jox ko. kon kooku ñu ngi defal jigéen ñi seen cër ñu ngi jox seen jigéen ñi seen cër demee ba ci suñu national ñu ngi teg coordinatrice nationale jox ko cëram fu mu war a dem mu dafa dem fu mu war a dox mu dafa dox amul fu mu koy yemaloo loolu li xalaatam di xolam daf ko bàyyee ak xelam kon kooku am nañ yaakaar ni bu yoree réew mi ëllëg dana jox jigéen ñi seen cër te jamono yi président Abdoulaye Wade di def parité boobu moo nekk président Sénat liggéey fa liggéey bu rëy jigéen ñu bari mu jël leen dugal leen ci Sénat toppatoo leen jox leen seen cër. mais poste présidente nag de la République. poste présidente am nañ yaakaar ni Sénégal mën na am ay jamono ca kanam ñu am ko waaye amaguñ yaakaar ni jamono yi Sénégal pare na pour ñu jox ko jigéen ñi ñu jiite ko. Ndeye Dior bëgg nañ ko trop nag mais yaakaaraguñ ni Sénégal pare doon nañ ko daal. Ndeye Fatim Fall yow loo xam ci loolu. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ci Seydina Mouhamed sangu sang yi di sant samay ñaari waajur di sant ci teew bi ñu teew fii ci jotaay bi nuyu au passage sama responsable di professeur Oumar Ndoye li nga ma laaj noonu rek man dinaa sawar ci doom bi parce que defe naa ne tolluwaay jigéen ci politique am na solo loolu fi ñu toll nii defe naa ne ki ñu gëm yaakaar ko di ko jàppale muy président Macky Sall bi mu ñëwee fekk jéego ci parité def naa am na jéego yu am solo yu mu ci def am na jéego yu am solo yu mu ci def ndax am na taxawaay bi nga xam taxawoo ko jigéen ñi te jigéen ñi defe naa ci biir gouvernement Macky Sall gis nañ ci seen bopp bu baax a baax a baax te ci tolluwaay defe naa dañ dem jamono ba président diriger Sénégal loolu am nañ ci yaakaar. ci seen xalaat lan moo tax ba loolu ngeen yaakaar ne wala ngeen jàpp ne dafa war a sori ci kanam encore lan mooy bloqué jigéen ba nga xam ne mënul nekk mandat bii di ñëw wala beneen mandat fii ak fukki at. non du daal parce que xam nga jigéen waaw Ndeye Fatou. waaw jigéen tey jii ñun dañu am suñuy càmme am suñuy ndijaay am suñuy papa des fois yow jigéen booy dem ci langue politique yi la plupart góor moo la ci yóbbu parce que sa càmme yi moo la ci indi wala sa tonton moo la ci indi wala sa papa moo la ci indi di nga dem ba ci biir di nga ruus jëflanteeg moom yenn yi wala nga ñëw taxaw au devant di jéem a xeex ak moom mais de fur et à mesure jigéen ñi ñàkkuñ fu la nag quand même defe naa ne loolu ñëw ci parce que dinañ dem toll fu nga xamante ni barab yoo xam bu fa nekkee ñun entre jigéen dañ défendre suñu bopp dina am jéego bu ñuy def fur et à mesure pare buñ ne pour loolu am ne gëm naa ni dans l'avenir dina am incha allah. Soxna Ndiaye. waaw comme ni nga ko waxee rek di pare buñ pour jigéen nekk présidente de la République. ndax xëy na amaguñ gisaguñ jigéen bu taxaw carrément pour mën a yor Sénégal te góor ñee pareeguñ pour topp ci ginnaaw jigéen
li ñu soxla mooy dañ ne jigéen góor fu mu dëgëre rek am na jigéen bu nekk ci ginnaawam bu ko dëgëral waaye du tax mu nangoo jël jigéen di teg ci kanam topp ci ginnaawam kon loolu ñun dañ ciy sant li ñuy bëgg daal mooy ñu ñuy jox suñu cër ñu jox suñu gëdd ñu doxal comme ni ñu ko bëgg comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon muy suñu président ci noonu la président Pape Diop sukkandikoon ba jigéen ñi ak xale yi moom politique am ci la gën a taxaw ndaw ñi ak jigéen ñi daal la gën a jox cër jox leen gën leen a wóolu gën a am ci ñoom yaakaar parce que fii président bu fal jigéen ñi ñoo la fal ak xale yi. mangoog nag ñu des sax ci wàllu président ndaxte élection présidentielle bi mi ngi nar a am 24 février 2019 alors ci élection législative yi amoon na fi ay coow ak carte électeur yi yéen Soxna Ndiaye bu bokk gis-gis carte électeur yi fan ngeen ci toll wala lan ngeen ci xalaat ndax nit ñaa ngi jot seen carte électeur wala carte électeur yi teg nañ ko fenn nit ñee demul jëli leen. nit ñaa ngi jot seen carte électeur mais dañ ci am carte électeur yoo xam ne si seeni borom mënu ci jot. ndax la parce que carte électeur bu fekkee dañ ko jël dugal ko ci saak denc ko wala ñu jël ko def ci saako denc ko wala ñu yóbbu ko beneen dëkk pour bañ kooku wote kooku mënul jot carte électeur man ba ci man am na ñoo xam ne si seet nañ seen carte électeur gisuñu ko carte électeur bi génn na dem nañ ba Dakar carte électeur bi génn na gisuñu ko nekkul Thiès kon carte électeur boobu dañu di denc am na ci carte électeur yoo xam ne dem nañ ba Mboro fa la ñu ko fekk ci benn responsable mu takk ko ci saak denc. joxe na ko am ñu dëkk Thiès. joxe na ko. joxe ko ginnaaw bi la ñuy wax di wax ba mu commencé génne ko mais ñooñu duñ jot seen carte parce que carte bi ñu denc génnewuñ ko kooku borom du wate yooyu moo ci am yeneen yi ci des neexul lijjanti parce que ki nga xam ne si dafa bindu nga xool ni kii dafa war a bindu war a dem wate ji nga denc carte électeur am kooku mënul dem wate ñu bëgg nag carte électeur yi ñu génne ko jox nit ñi ñu wate ji nit ki moo am ki ko neex am ki mu bëgg am ki mu xalaat pour woteel ko mën nga denc carte pour mu wote ji fekk boobu yow la doon woteel nga xamul ci loolu denc ne carte parce que wote secret kenn xamul lu mu doon mën nga ànd ak 100 personnes defe ni ñëpp dañ lay woteel kenn du leen ko jox wala ñaar wala ñett kon nit ki dañ koy jox li mu moom li ko ci neex mu def ko loolu daal bëggoon nañ ku ñu jàpp ci loolu dugg nañu carte électeur yi bëgg nañu génne ko jox ko nit ñi dem wote ji. Ndeye Fatou Fall. waaw bokk yaakaar. waaw carte électeur yi kon dafa mel ni ba léegi daal des na. waaw man foofu ci carte électeur yi xëy na man am na ci mu wax yoo xam ne man ànduma ci moom parce que gisuma loolu ndax man dama ci daal liggéey en tant que journaliste sous préfecture bi soriwu la boo fa doxantu woon li nga xool xam ne carte d'identité yi ñu teg ci ay valises teg ko nit ñi ñoo demul vers ñoom dem jëli ko nit ñi ñoo demul jëli seen i carte d'identité mais dañuy wax ba sonn man duma ci doon liggéey mais yow mi sa wàllu bopp yow sa yow da ngay fii toog di wax ba sonn mais ñoom ñoo demul jëli ko te carte d'identité yu bari ñu ngi génn fi kon yéen la loolu plupart man nit day ñëw wax ak man soo tee man ko demal foofu la plupart bu ñu demee dañuy teg seen carte d'identité bu ñu jël ko ba carte d'identité yi du pour voter rek parce que yow di nga ci am say soxla yoo xam ne yow sa wàllu bopp yow da nga koy soxla parce que yow booy tukki amoo carte d'identité bu mën a def booy retiré xaalis wala ngay am sa yenn soxla yi mais carte d'identité daf koy nécessité kon loo xam ne la suñ la ko defee da nga war a dem jëli ko mais population bi ci boppam tamit ñoom it dafa am ci ñoo xam ne dañu xaw a kees duñu dem jëli seen i carte d'identité te jëli ñoom ñoo fay bàyyi mu tëdd bay nelaw. parrainage waaw ma des ak yow ba léegi Ndeye Fatou parrainage bi. waaw seen adversaires yi. ku jéggi nee na ñoom parrainage daal yéen lay favoriser maanaam dañu ko def seen bopp yéen waa Benno Bokk Yaakaar looy toon ci loolu. non non mën nañoo yaakaar ni tey peut-être parrainage bi ñun lay favoriser demewul noonu wax ku ne gis ne élection législative bi passé 47 listes teguwul fenn. mais loolu législative la. waaw moom laa lay wax nag. tey loolu boo ko bàyyee présidentielle yi mën na dem ba loolu am ci. te tey jii yow mi dugg di voté da ngay sax sonn finalement bu ñu demee ba ci nga xam ne dañu dem ba trouver solution que ku dugg da nga jël 5 jaadootul te am na fi ñoo xamante ne en réalité bu ñu dee waxtaan nag waxtaan wax dëgg ca la amuñu ñetti nit
kon ñun waruñu mën a yàq xaalis ñu imprimer di kii man gisuma loolu man dama gis ni loolu bu ñu ko defee ci économie réew mi la ñuy defar parce que defar ay carte yoo xam après dañ koy jël di ko raxase ay guro ki gerte amul sens dañ jël li nga xamante ni bii am nañu ñu leen parrainé am na benn nombre bu leen di parrainé xam ne population bi jox nañ leen seen bopp wóolu nañ leen ñu dem ci mais am na ñoo xam ne tekkiwuñ dara ci société bi kenn topp leen amuñu ñaari nit comme dafa am ñu dëgër bopp ñëwee jël nag bu leen neexee ñu dem bu ñu demee ñu teg leen lañ leen daal def rek. Ndeye Fatou Fall. bu benn bokk yaakaar Soxna Ndiaye bokk gis-gis mais yéen pourtant nag yéen ñaar mënoon ngeen a bokk def bokk gis-gis bokk yaakaar est-ce que yéen mënoon a bokk benn yoon da ngeen ànd def loo xam ni pare naa di soxna si. waaw 45 liste yooyu. bu amee ñoom la te ñoom ñoo jël seen i candidat indi leen teg leen pour bëgg ne langue gi géew bi yaatu na am ñoo xam ne ñoom ñoo leen jox xaalis ñu dem dugg ci candidat yi waaye bu doon ñoom kese duñu nekk candidat les députés nag du élection présidentielle xëy na taxaw nañ fee Karim Wade dañ koy génne parce que fexe nañ ba génn ko yóbbu ko Khalifa Sall jël nañ ko tëj indi nañ bu ak ko am 5 ans buñ la tëjee ak buñ la tëjul dootoo nekkati candidat léegi ñu indiwaat parrainage bi ci gën a garaaw te gën ci garaaw muy financement yi nga xam ne dañ koy dugal ci biir Sénégal fii Thiès premier ministre lañ ci jëkk a indi bi ñu ko indee ñun responsable leader yi yëpp ñu jox ñu développement communautaire ñu dem tëgg te procès fay ñu jox ñu ay seet 500 000 këyit kese la ñuy jox te këyit boo jox nit ki bind ca sa 500 000 waxoo ko banque bee la koy jëlee waxoo ko fee la koy jëlee ni bala ñuy correcté ñu jox leen xaalis ba tey gisuñu xaalis boobu méttiwul bi gën a métti mooy DER bi nga xam ne dañ ko wax fépp Sénégal yépp la daj ñu jël groupement de famille par 10 personnes kenn ku nekk yóbbu sa photocopie carte d'identité muy 10 personnes carte d'identité bi nga yóbbu ko police ñu légaliser ko nga jël ko joxe ko déposé ko joxatuñ la xaalis jël carte d'identité ba parce que wóor nañ leen ni am na ci dëkk yoo xam ne mënuñu fa am 1000 personnes yoo xam ne si dana leen parrainer benn ku mel ni man sama carte d'identité Macky Sall mënu ko am keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñu yóbbu suñuy groupement de femmes ku nekk yóbbu ay du benn du ñaar du ñett yoo xam ne bu nekk 10 personnes la photocopie carte d'identité am certificat de résidence koñam léppam nga jël ko ni ko dama lay financé woo danga koy campagne pour nga wut carte d'identité yu la signé ñu koy xamal ni ko nag loolu ñun nañu na ko leer ni du lu ñu ko jox pour signature daf ñu wax daf ñuy financement bi daf ñu koy jox balaa Korité lañ waxoon dem nañ ba Tabaski passé xam nañ ne loolu ay nax la woon lenn le nag ngor nangu ko lislaam nangu ko am na loo xam ne nit dangay wax ak moom ba mu jox la lim la war a jox waaye doo ko nax ci dangay indi sa carte d'identité ma financé leen dangay financement bi amul intérêt liñ la lebal moom ngay lay fay jaxase na nit ñi jaxase na groupement yi xeexoo bi ak xuloo bi dëkk yëpp am nañ ko. Ndeye Fatou est-ce que yëngu ko ci xamante loolu daal. ah soxna si waaye Ndeye Fatou dafa yëngu loolu yow. borom gémmiñ buy naa ci moom du wax caat waaye ñun ku nga xam ne ni président Macky Sall naxee taxu ko te moom gis naa ni dafa am fu mu teg jigéen ñi kon defe naa lu du dem di def loolu ay naxe mbaay di ko joxee. kon DER bi daal du naxe mbaay. DER bi du naxe mbaay dina ñëw même financement yooyu ñuy wax. c'est pas la première fois mu dugg Thiès dugg na Thiès duggaat Thiès sama gis naa nit ñi di ci jot te du parparloo ndax parparloo man li di wax ak yow Benno Bokk Yaakaar laa bokk mais aw ma dama gis naa ñu bokk si yeneen parti yoo xam ne jël nañ seen financement di ci liggéey seen liggéey. kon dafa yegg seegul rek wante dina am amul xaj ak seen ci loolu dafa yërëm jigéen moom moo tax. bi mu ñëwee toog teg mu def programme bourse familiale ku ne xam na ni moom ngi jàppale jigéen weesootul jigéen mooy yaay te doom bu ndaw bu wër a dee
yaayu sonn te yooyu yëpp da koo jël régulariser ko ci hôpital yi ba nga xamante ne nii da ngay ñëw faju te doo fay dara man loolu firnde bu leer laa ci am ndax damaa nekk personnel de santé infirmier liggéey ci poste santé R100 ku mu neex ñëwal nga vérifier parce que programme boo mu def ci la leen di fay ay millions yu bari ñuy réfectionné poste bi. poste boo ko demee xoolaat ko xam ni bokkul ak mais CMU nag moom li ma siy dégg moom bokkul de. CMU loo ciy dégg am ci ndax ay milliards yu bari la ci joxe nit ku ñuul moo neexul satisfaire. ñu mag ci mën ñu koy def président bi mu ci mën ñu koy def. soxna Ndiaye CMU noo ko gisee baax na wala mi ngi dox. gisuma dox. ndax la. tur bi daal dégg naa. CMU daal. waaw. couverture maladie universelle. gisuma dox bi ndax li tax gisuma dox bi mooy dangay dem hôpital léegi ñun fu mel ni hôpital Jaxaaw dem na ba dañu baare parce que liñ leen amee ci bor dafa bari boo yóbboo sa doom duñ ko jël. ñu ngi koy wax nag fépp waaye fi mu ne nii am na ci hôpital yoo xam ne boo yóbboo sa doom duñ ko jël bourse familiale yi ñuy wax day tas kër yi parce que benn kër nga xool fa kenn ku la neex nga ñëw di ko jox 25000 bàyyi kër ga yëpp. kooku moo xam lu mu koy def loolu mi ngi tas kër yaa ngi tas loolu jëlal ñu suñu doom yi ñu liggéey moo ñu ko gënal loolu sarax la sarax bu ñu leen wax rek ñu di ko sarxe. waaw ñu ngi koy sarax soxla nañu. waaw sarax bu ñu lay sarax. nga nekk ci benn kër nga jël benn nit. président yëpp fi ñëw xalaat loolu. kon moom mi ñëw xalaat loolu sarax loolu soxla wuñ ko. déedéet moom bàyyi xam nga ñu soxla. ku ñu jël suñu doom yi ñuy liggéey. mi ngi ci ku ñu jëlal suñu doom yi ñuy liggéey moom lay jël waaye xoolal Thiès li fi Ablaye Wade defoon ba léegi moo fi nekk. mais ba ci ne bi président ñëwee nee na de chemin de fer dina ko suqali. nee na 2020 boo ko wax day falu 2020 suqaliwul day daaneel parce que dañuy am yaakaar defe ne day suqali luy daaneel da laa gis. mais aéroport baa ngi fi day faru aéroport baa ngi fi. aéroport bi da ko fay fekk andiwu ko fi aéroport bi. waaye moo koy moo ko àggale. 2011 àggale. waaw da ngay commencé ñu wax ñu ñuy ngénte doom yoo jur. waaye wala muy njëkk nga ëmbal doom bi nga fekk ndey yaayu xale ba nga fekk yaayu xale ba. waaw céetal ko. ñu jox la ko nga ëmbal ko mu am doom nga ngénte ko wut tur bu la neex nga tudde ko waaye doo fekk jabaru jàmbur ju mu am doom ba pare ba mu ngénte ko nga ne ko ngénte la ko ngénte woon nee ko dama koy ngénte waat. ndax takk jabar te ngénte loolu day laa gis gisuma fi leneen. waaye ñu yeggale di. Ila Touba Ila Touba dafa fekkoon ñu commencé ko. waaw mais nag nee nañu. état continue ku ñëw rek ngay wéyal li nga xam ne moom la sa waay bàyyi. waaw waaye nag commencement daal war naa am. war na am kon moom doonagul dara. gisuma fi lu mu commencé. te mandat baa ngi jeex. programme d'urgence communautaire bi nag. seen programme la ñu soxla. programme xam nga yéen li ngeen waroon a def mooy 2019 bii. ngeen bañ a campagne. wax seen programme rek toog. seen bilan seen bilan. buñ leen wanee lu jar ngeen jàll ngeen dem buñ leen d'accord ngeen xam ne def leen fi lu baax fi mu ne nag ci ngeen toll ci jënd nit ñi heure bi mais nag Sénégal bii boo yaakaar ne mën nga fee jënd nit da ngay nax sa bopp bu doon keneen na rek dafa gis royukaay yoo xam ne si waroon na cee mën a xool comme lii mu def affaire financement yi gisul ay damboo ñu defoon manquement so ñun ñii ñëpp ñu jaay ba élection jotee dañ ko wax ne li nga def ñun soxla wuñ ko leneen la ñu soxla jël Macky Sall muy xale bu ndaw man sama borom kër jàngal na Macky Sall xale bu ndaw lycée Valdiodio Ndiaye Kaolack jàngal na ko ñetti at ci moom la amee ba muy xale bu ndaw juddu di suñu morom ñun nii dafa waroon a toog ba doyal moom dong la fi Sénégalais yi jël woteel ko loo xam ne si kenn mus ko woteel kenn 65% moom moo ko fi am kon loolu daf ko waroon téye toog fi ba mu neex ko parce que benn xale la ndaw la mi ngi ci digg dooleem mi ngi xelam macha allah kon dafa waroon loolu mu liggéey ko ba ñëpp naw ko ba kenn dootu amati lu ñuy wax ñu amoon ci moom yaakaar donte ñun PDS lañ nekkoon ndax dañoo nekkoon ak moom PDS donte PDS lañ nekkoon dañoo nekkoon ak moom PDS man sama kër mag Maysa Ndiaye ci KMR Macky Sall ñëw na fa yendu na fa 2007 am fa ay fan ñu amoon ci moom yaakaar mais tey tas na yaakaaru Sénégal yëpp. day Fatou ñëpp tas na yaakaar. président nag. président Macky Sall Sénégal yi bari ñoo ngi naan dafa tas yaakaar. waaw loolu
xëy na peut-être yow su gis-gis la rek. wala boog su ma gis sama dégg-dégg. sa dégg-dégg li ma dégg la waaye li ma dégg Sénégal yi di wax daal moom laa lay rapporté rek léegi nag pour nga. maa ngi ñëw man de am naa yaakaar ne président Macky Sall incha allah ci kàttan yàlla dafay am deuxième mandat. non du deuxième mandat mais. na xamal lu tax. nit ñi bilan comme ni mu ko waxee. xaaral ma posé sama question. damay dégg ci Sénégalais yi bu bari ñu ne ñoom président Macky Sall dafa leen décevoir maanaam dañoo am mbetteel boo xam ne neexu leen ci moom. ñoom ñoo koy wax. léegi nag man ne yow lan nga leen di tontu. waaw opposants yi ñuy wër di ko wax rek. opposants yi ñuy wër di ko wax mais tey boo defoon pourcentage la toog dëgg wax def kii ay enquêtes. sondage ak yooyu mais di nga xam ni. président Macky Sall mi ku am ambition la te muy jëmale réew mi kanam. man damaa gis ni mu ngi jëmale réew mi kanam tax man bilan bi bu ko defee man doy na ma man. à part bourse familiale yow lan nga gisaat ci bilan boo xam ne. mais programme d'urgence communautaire yaa ngi fi mais ñaata village de Macky Sall kii defar électricité mais village yi gën a reculé ci Sénégal sa waay Macky président Macky Sall de kii nu ñu koy waxatee sax désenclavé la de. tey jii da nga pour dem fa doo am benn problème pour dem fa te ñooñu ci dans l'avenir ci at yii ñu passé yow doo na woon xalaat sax dem ci kii parce que doo am fooy jaar yooyu yëpp Macky Sall taxaw na ci ba tey jii ñoom amatuñ jafe-jafe yooyu ñu ngi dem ñu ngi dégg di xam bu baax a baax ci li ñuy def dindi fi affaire bu kaw tax daal dindi fi acte 3 de la décentralisation ñëpp yëg ci seen bopp ñëpp yam ci kaw booy seet amatul loolu président Macky Sall moo fi dindi kon mu ngi liggéey comme ni mu ko waxee né avant 1960 pare nekk jeune di def lu muy def am fula am fayda nekk ci li muy nekk man de gëm naa ni bilan moom doy na te bés bu ñu demoon élection tey bu ñu ko tëggoon mu am ñu ko fa def majorité Sénégal joxaat ko 65%. premier tour la. premier tour waaw premier tour. parce que deuxième tour su demee day jaxasoo ah. du dem bu fa yegg premier tour incha allah la li mu présenté nii li mu teg tànkam nii bu ko fi teggul ba booba. man de gëm naa ne suñu demee premier tour nga damaa gisagul fii man opposant bu taxaw bu fi moo xam ne capable na remplacer Macky Sall man gisuma ko. mais loolu nag moom neexul gëm quoi. mais man gisuma ko dama gisul xam nga ku nekk sa gis-gis nga yow. opposant bu taxaw. mais waaw gisuma ko président Macky Sall bi mu nekk président. waaw mais moom ñu bari nee woon taxawul woon. waaw mais xam nga man. donc taxaw bi moom sax da ngay ñëw ba gagné nga soog a taxaw. xam nga li tax man gisaguma ko. waaw tey jii Macky Sall am na ay réalisation yu ñu def am ay. projets ba Senghor bi jógee président Senghor. am na ay projets koy remplacer. président bi ñëw def. jamono jii li gën a wóor mooy. jox ko mu yeggale enfin xoolal Promoville bi. d'accord mais yooyu président moo koy ne programme am la jox ko kon mu yeggale moo gën a wóor koy jox keneen. man gisuma keneen bu ñu ko war a jox war a ko def. voilà gisoo keneen bu ñu ko war a jox. gisuma ko. wax na dëgg. waaw parce que nag def na fi lu rëy. lu rëy. waaw. kon yéen gis ngeen lu rëy président Macky Sall. lu fi def. lu mu def président Macky Sall. waaw. def fi lu dul xool ku ko neex mu tëj la ak tëj bi loolu la fi def. loolu mooy lu rëy. mooy ndamam lu rëy ci Sénégal lu kenn mës ko def ci Afrique. moo ko fi njëkk a def. ah bon. président bu wàcc dooleel la def la fi premier ministre def la fi président assemblée def la fi ministre de l'intérieur def la fi directeur personnel nga jël doomam tëj pour siège bi ma toog da koy xool da cee war a toog moo ko fi njëkk a def président Macky Sall ndam lu rëy la fi am. waaw gis ki nga ko xam ne moo nekkoon si directeur de campagne Khalifa Sall nga xalaat ni xale la comme yow tolloo naa ak yow doole nga tëj ko ne du bokk ci élection 2019. parce que xalaat nga ni xale la te bii xale yaakaar naa ni dana ma gañe ñeneen ñi nga xalaat ni ëllëg danañ la gañe nga teg ni signature ku la ci neexul buñ demee ba ci biir ba nga xool ni campagne bi ubbi na taxaw na kii taxaw na pour dem élection nga yàq kayitam ni kii mënul jàll parce que am na lu des ci parrainage bi loolu mooy parrainage bi muy wax xam nga lu mu ci jublu tànn ay candidat yi war a dem élection ak yi war a dem élection am na ñoo xam ne fi mu ne nii moom moo leen di wutal ay carte d'identité yu ñu parrainé parce que xam na ni duñu dem kon léegi dina wut ñoo xam ne danañ leen wutal carte d'identité pour ñu parrainé leen buñ ca eggee ñi mu ragal ni ku demee Pape Diop mën na nekk Idrissa Seck mën na nekk Malick Gakou mën na nekk Sonko mën na nekk keneen ak keneen fi mu ne kenn mënul ni man dinaa dem élection parce que lépp comme ni mu ko waxee ci jig ci ni mu ko waxee nii ñëpp seen dem élection mi ngi ci loxo ci gis-gisam ku ko neexul doo dem élection ndax comme moom mooy buur mooy bundi moo yor kayit yi mooy def mooy dindi
ku ko neexul mi ngi mel ni borom kër bu tëj buntu këram toog ci buntu këram tëj këram toog ci buntu këram ku ko neexee dugg ku ko naqari doo dugg kum ci yaakaar ne bu jàkkaarloo yow ci làng nga daaneel ko dana tëye say doo dem. waaw ndax mën naa nekk moo loolu la wax. Soxna Ndiaye bu bokk gis-gis jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Ndeye Fatim Fall léegi nag ñu wàcc biir Thiès. déet bala mu ñëwaat ci biir Thiès dafa am tuuti loo xamante ne nii man dinaa ci wax. waaw Ndeye Fatim Fall parce que tey mbirum Khalifa Sall ak. Karim Wade waaw. xam nga du ma ci sori sax parce que du ma liggéey ma ci justice xaw ma lu cay dox mais lu nekk ci mbirum justice dañ koy bàyyi ci justice mu doxal yoonam. mais tey xam naa ni moom la fañ borom yi mbaam lay xam parce que tey Khalifa Sall xëy na tey luñ dégg mu def ba tax ñu denc ko moom xëy na responsable la nekkoon na ci mais ndax nee na nu mu ko daan doxalee la ko doon doxalee ba toog fi tey xëy na tey président yooyu xëy na dafa am ñoom tamit luñ dundee Macky dafa dugg ci juf lay dox xëy na tey moo tamit tax situation yi demee nii kon foofu la fañ borom yi mbaam lay faral moo tax moom lu waxee nii waaye président bilan ca la mu teg ak li mu defal liggéeyam ci la ko nit ñi falale mu demaat nekk mu dem loolu may ma rek ma tontu ko ci Soxna Ndiaye moom CEDEAO bi ñu tey daf ko respecté ba bi ñu demee Gambie mu jëkk a gemb ay soldaaram jàkkaarloo Yaya Jammeh parce que Yaya Jammeh xale la moom xale la mu jëkk a jël ay soldaaram yóbbu Bandi cër boobu mu amoon ci CEDEAO ak taxawaay boobu mu amoon ci CEDEAO bi mu dalee ci kawam daf ko war a nangu mais xam nga lu mu wax man kenn mën ma def loolu ma neexul li ma neex laay def en tant que borom réew njiitu réew man di kilifa man maa ko dégg mu wax ko ci télé maa ko seetaan mu ni man kenn mën ma xoxatal kenn mën teg loo xam ne du ma ci biir ci li yoon sunu yoon àtte ci sunu dëkk ci loolu laa ne. ma ko mooy kon nag CEDEAO bi mu ni daf ko gëmoon. dafa gëm si kon tey bu sigee moom ci loolu lay dox bu sigee jàkkaarloog Yaya Jammeh loolu lay dox bu sigee jàkkaarloog Yaya Jammeh na ma baal ci wax jëm mais war na am gàcce trop parce que Yaya Jammeh nawleem la Yaya Jammeh président la ko moom bi CEDEAO àttee xaarul dara dafa jëli Adama Barrow indi Sénégal yónni ay soldaaram ni leen bu génnul génne leen ko pale ay soldaaram jëfe loolu ba Yaya Jammeh génn kon tey biñ ko waxee lii dafa waroon ni li wax CEDEAO wax man ci loolu lay ànd donte bëgguma di ànd naa ci loolu Khalifa Sall na génn ñu seetaat waaye d'accord naa ñu dàmp ko jox ko xaalis mais d'accord ma génn pour la moom daal indi ku nangu lii de mëneesu la bañ gannaaw dinaa ko ñeex te defe naa ne affaire Yaya Jammeh boobu président Macky ndam bu rëy la ci am ak ñëpp nangu am gàcce bi bu amee seen ndam rëy la ci gàcce léegi gàcce ndam la ci am très bien gàcce gu ànd ak ndam gàcce bu ci mujj ndam lu jëkk gàcce bu mujj déedéet am ci benn amee seen ndam ñëpp gàcce ko léegi maire yi ñuy doxe maire yi ñuy doxe ñoo ngi fii biir Thiès maire yi damay dégg ñuy jàmbat li ñu leen di jox mooy fonds de concours wala fonds de dotation dafa matul dafa des lii dafa nangam li ñuy jox doyul du mën a régler suñuy problème te population dañoo bari problème mbedd yu baaxul wala éclairage public wala sécurité bi suy taw soo toolee biir dëkk ba koo ne damay dem fay wala damay dem feneen mu ne la sama du fa dem day yàqu ndax ndox ma wala ndax suuf sa wala ndax leneen yéen nag ngeen gisee ne suñ ko defoon daal mairie nañ mën a def seen liggéey ba yooyu yëpp daal mën a saafaraw boobu. man waaw soxna Ndiaye côté boobu moom du ma ñu soree parce que ñun suñu maire bokkuñu parti réew mi la nekk muy Lamine Diallo di maire Nord. waaw Thiès Nord. xëy na li mu fa war a liggéey mi ngi koy liggéey waaye nag mairie boo xam ne lañ la war a jox joxuñu la ko ndax nekkoo pouvoir xëcc nañ la jéem nañ wax ak yow pour nga dem demoo yaa ngi nekk fi nga nekk la nga war a am amoo ko kon lu bari duñ la ko mën a waxal waaye nag ci côté boobu mu ko ci gërëmaane bokkuñu parti waaye ubbi nay buntam peuple Thiès Nord ku ko soxla boo demee dana waxtaan ak yow dana faj sa soxla ak bu faj sa soxla loolu moom des na ci moom waaye dana la ubbi buntam nga ñëw waxtaan ak moom mu wax la lim la war a wax foo ko woowee téléphone dina lu foo ko soxlaa na nga ko gis. problème yi ba léegi ñoom. waaw li ci des lu ci bare nag am na lu mu ko def. ci noor. ci noor. waaw am na nag liggéey yu bari yu mu fa liggéey
am na yu bari ñu ngi ko fa doon wax di ko fa wax mais lu ci bari defal na. Ndeye Fatou Fall. loolu moom xam naa ko taxawaayu maire yi. waaw xam nga taxawaayu maire yi. bu ñu demee wax acte 3 de la décentralisation ak transfert de compétences. ñu am ay 9 domaines yoo xam dañ ko jël. jox ko maire yi jox ko maire yi. ci foofu noonu ñoom ñoo ko waroon a doxal nañ ko war a doxal waaye ci biir loolu état taxawul di leen seetaan xam nga conseil municipal fii sama commune chaque année ñu ne commune Thiès Ouest balaa nekk damay gis ay fonds de dotation fonds de concours yoo xam ni ci état bi lay jógee wàcc ñu leen koy dimbale te bu leen neexoon it am seen loxo ndax compétence transfert la mais defuñu ko te am na ci yoo xamante ni du état waru koo def yoonam nekk ci loolu commune maire commune ñoo ko war a def su ma gis-gis man loolu moo war a am loolu la ñu war a def terewul ñoom ñu ngi ciy jàpp li ñu mën ñu ngi ciy jàpp. tey yëngu-yëngu jigéen ñi yëngu-yëngu jigéen ñi mooy activité génératrice de revenu wala seen avec yeeg seen groupement de promotion féminine yeeg yi demee noonu yëngu-yëngu jigéen ñi ndax yéen kontaan ngeen ci wala ndax daal yéen ngi laajaat ministère de la femme wala état bi wala ñeneen ñi jàppale ba nga xam ne jigéen ñi dañ mën a jëm ci kanam fa ngeen bëggee dem soxna Ndiaye. waaw loolu danañ ci sawar ci waxtaan waaye damay dellu si waat rek ci financement yi nga xam ne ministre de la femme moo xam ne joxe woon na ko. waaw loolu moom waaw. foofu laay dellu si waat beneen bi ci des muy yëngu-yëngu jigéen ñi jigéen côté bi amuñu lu dul marché central bu Thiès di fa liggéey. ñi nekk ci jën yi ñi nekk ci lijum yi ñi nekk ci leneen ñi nekk ci leneen waaye nag lu ci bari mi ngi yàqu ci diggante Korité gi ak léegi ci Auchan. Auchan. waaw. waaw Auchan la xam yow. boo demee ba gerte caaf bi nga xam ne jigéen bi daf ko daan jël toog ci buntu këram. di ko jaay juróom moom mu jël ko def ko ci sa dale 100 francs ba 500 loo bëgg mu jaay la ko boo demee géej gi jigéen ñi daan toog marché. di jaay géej gi ak yéeg mu jël ko di ko dagg 100 francs dagg fukki dërëm keccax dara manquéwul marché central boo fa diggee danga naan ana ñu fi daan dugg si ñëpp a ngi ci oto fi nga xam ne doo woon xalaat ni fii doomu aadama dana fi ñëw pour jaay léegi foofu ci digg Thiès moom lañ leen jox ñu nekk fa di fa jaay loo xam ne noo gisee Auchan. waaw man Auchan defe naa ni réew bu nekk développement lay la man gis naa ne Auchan yi nit da ngay gëm yàlla d'abord parce que ku nekk ak sa wërsëg Auchan yi mënul tere commerçant yi ci marché yi seen wërsëg ñu jot ko parce que yàlla mooy jot ku nekk sa wërsëg man gëm naa ni ñoom da nga jot seen wërsëg kon wax ji moo bari rek politiciens yi laxasu waaye yow xam nga ni Auchan du lu bon bonul les politiciens yi comme ni ma wax sànq rek borom gémmiñ buy naaj du wax jàmm opposant ñoom xooluñu lu dul lu ñuy wax rek lañ fi nekk wax jëfuñu dégguñu wax gisuma dara loo xamante ni bii moom la def quant à bu dee ci programme jigéen ñi nag. waaw jigéen ñi waaw. waaw man foofu ba tey damay dellu si rek di revenir di sant sama leader professeur Papis Ndoye parce que mu nekk nit ku baax oyof koo xam ne malgré ni ñu ko docteur professeur agrégé di jàngal ay professeur agrégé bi ñëwee moom di jàppale président Macky Sall mbirum jigéen ñi ñor ko dafa gis ni ay jigéen man ñi la jiital mooy dem ci jigéen ñi ngi jël ay somam di ko jàppale jigéen ñi ak keesu avégé yooyu ñu ciy wëlbatiku man nii rek jigéen ñi ma dirigé tey somme boobu ñu leen joxoon ci la ñu nekk di dirigé di wëlbati di def seen ay cotisation mensuelle ba tey jii seen ay millions la ñuy teg wallaay bis mën na am mu ñuy gàcci seen i affaire yooyu ma invité la nga ñëw xool nit ñi doxe seen i millions la ñuy teg di ci faj seen soxla parce que jigéen ñi desuñu ginnaaw dañoo am jot taxawatuñu ni góor ñi parce que nekk góor ñaa daan yeewu di delloo jigéen ñi bunt bi waaye léegi si jigéen ñi ñooy yeewu delloo góor ñi bunt yi fajar gi boo jógee góor ñi jigéen ñi ngay gis ñu yàllu seen i peñe ñu yàllu seen i tool ñu yàllu seen i saak ñaari la koy takk tuwee mooy takk sa planète 50-50 la nekk ndax parité bañ ko waxee ba tey tamit ñu ngi koy doxal di ko dëggal man loolu laa gis ci jigéen ñi vraiment mention spéciale ak jigéen ñi may profité ci occasion bi sant sama yaay ndax jàmbaar la dëkk ci koñ ba mu dëkk boobu jigéen ñi di dund ci développement ca gox ba mu dëkk ci yàlla jàppale jeeg yu ndaw yi du sama yaay man rek boo ko duggoon nga xam ne du nekk sama yaay tax mais dafa nekk yaay jabar moom góor ñëpp ñuy dox ci mbir mi mu am solo daal. benn laaj bu mujj rek soxna Dia lan nga yaakaar ne
régime bu fi teg muy président Macky Sall ak keneen ku fi nekk war na ko def ngir ndaw yi ñuy wax ne amuñu liggéey amuñu xëy ñu mën a am tey wala liggéey su ma paree. wutal xale yi liggéey xam nga ne réew moo xam ne si góor ñi dañuy tëdd jigéen ñi liggéey réew moom a jàmm amatu fa. parce que jigéen ñi marché wala ñu dem dañuy jëndee jaay ndax seeni doom liggéeyuñu te wutalu leen liggéey ñi seeni jëkkër dàq nañ leen amatuñ liggéey ña nga toog ca kër ga kon danañ tëdd gënalu leen waaye nag ku fi ñëw ñun de suñu président bi duñ ko falee bu neexee yàlla ndaw ñi danañ am këy mag ñi nekk ci seen këy danañ leen jàppale retraite yi danañ leen yokkal seen retraite danañ leen jàppale Sénégal dana jëm kanam. Ndeye Fatou Fall. waaw man damaa gis ni daanu dadul suuf président Macky mi ngi ci wax dëgg yàlla ba mu toogee tey ñuy créer emploi jeunes yi ñu ngi leen di jël ñu ngi liggéey man damay joxe exemple concret fii comme à Thiès le DG Pape Siré Dia mais mi ngi def li mu mën mi ngi jël ay jeunes postes yu bari lañu fi mi ngi jël loolu ku lu waaye nangu nga xam ni lépp nga buddi nay dox loolu moom ku Thiès waa bu fi ne rek nangul ko te xam ni loolu mi ngi ci te nu mu ci nekkee noonu la keneen ak keneen ak keneen nekkee ci loolu la keneen ak keneen nekkee ci loolu ku ne xam ne ni réew mi daal président am na fu mu ko teg te am na fu mu ko jëmee te ma nga ca sax nag te bilan bi fi mu toog ni foofu bu ko wàcc incha allah rabbi deuxième mandat bi dafa jege sax. dafa jege soreetul kon combat bi dina métti de. soxna Ndiaye. combat bi. deuxième mandat li ma gis nii fi mu tege nii bu fi teggiwul. premier tour deuxième tour bi sax du ci bokk. ñeneen ñaari candidat ñooy génn. wax nga ñetti fan. bu teggiwul tànkam fii. deuxième tour du ci bokk. xam nga ki bëgg a toog sa siis bi nga toog moom. waaw lu ñaaw rek lay wax moom lay gis. waaye li ñu gis rek laa mi ngi fi am incha allah ju soreetul sax. mënuñu parce que laa fi def waaye ñun à Thiès rek fii. tey jii élection législative yi passé mais jàmbaar bi fi nekkoon mais di ñu gagné mais tey jii ci département bi ñoo ko rawee 30 000 voix. kon nga xam ne Thiès waaye fii exemple rek laa joxe à Thiès mais jox nañ président Macky Sall la ko parce que dañuy door 4 000 voix lañ fi amoon. mais tey jii ñu dem ba rawee ji 30 000 voix kon kay Thiès waaye nee na lu mag yow jox nañ ko loxo nañ na ko. buñ ko joxee loxo mi ngi koy neex nañ dem élection yaa ngi ñëw. 24 février. mi ngi ñëw yàggatul soreetul nag. na bàyyi candidat yi ñu dem rek. waaw yéen daal bu ñemee. waaw na gëm bu dëgër jàkkaarloog ay moromam. waaw ñu bëri admissible. waaw bu ñu bëree ba ca ngoon sa daal danañ xam ci man. soreetul bañ bëri bëgg bëri bu soobee yàlla. moom na xam loolu moom la bëggul bëri te bëggul bëri. ndax gisuma fi man fi mu toll nii man sama mbër wóolu naa ko. kon nag na bàyyi candidat yi ñu dem. kooku mooy Ndeye Fatou Fall bokk yaakaar benn bokk yaakaar la doon teewal fii tey ci seen émission géew bi mu leen doon géewal nag moo ki nga xam ne moom mooy Soxna Ndiaye nekk ci président Pape Diop ci bokk gis-gis. leen gërëm leen sax seen waxtaan bi vraiment neex na kontaan nañu bu baax a baax yàlla dooli sutura yàlla dooli jàmm biir Sénégal mbokk yi fi nañ yem ak yéen seen émission géew bi ci www.birmi.com ba beneen yoon incha allah.